asalaamaaleykum cher internet waa Dak Médina maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee tey nag ñu ngi fii ci rue 5 angle 6 kan lañ fa seet si muy Ali Faye di un jeune entrepreneur boo xam ne day jaay café ku gëm boppam ku bëgg li muy def ñu présenté leen ko rek Ali ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay grand frère sëñ Mbacke naan aouzu billahi mina shaytani rajim màggub yàlla baaxim njol Mbacke ngineel alquranul karim barke xasida Serigne Touba barke borom Touba dooley maam Cheikh Ibrahima Fall barke Alaaji Fallu Mbacke di ñaanal sëñ Modou Ndoxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal sëñ Amdi Mamadou Mende yàgg fi lool di ko ñaanal sëñ Abou Fallou yàgg fi lool noonu lañ koy ñaanalee bépp kilifa diine bépp kilifa aada te naa leen grand frère dal leen ak jàmm imaan gi ak ixsaan gi di rafetal l'islam di ko taral. laaj dëgg comportement Boy Médina rek naka lay mel. waaw Boy Médina day gëm boppam waaw day gëm boppam day mel ni yéen den mel ni xam nga suñu yenn grand yi rek ak suñu yenn baay yi nga xam ni si ñoom la ñu daggee xam nga ba war a mën a jaar fii tey mën a mel ni ñoom ndax nit moom boo dee as góor da nga war a moytandiku yu ni mel yu mel ni sàcc su mel ni ay toogaay mbedd di topp ci ginnaaw doomu aadama ah te mu war na ni yow kii li mu am ni liggéey moo ko may kon war nga mën a maanaam am lu mel ni moom tey li mu am kon boo ko bëggee am nag da ngay liggéey waaye doo topp ci ginnaaw doomu aadama rek di ñaanaatu wala di wër di taxawaalu de gauche à droite ba ñu lay jéppi ndax may ma moom bu yàggee moom dina lay jéppi. après carte xaalis baaxul boo ci joxee sa ndey dépense aram na daganul boo ci joxee sa baay dépense aram na daganul boo ci yóbbee sa ndey màq daganul boo ci yóbbee sa baay màq daganul boo ci taqee jabar daganul boo ci jëndee xaru tabaski amoo tabaski. mooy carte xaalis tëdd nelaw soo waxee booy ñu naan la naar bi te koo ci naar bi xaw na koo rey li mu ko lekkal kenn xamul ne waaw bu xoolee loolu noonu muy jox naar bi bu ko jéemoon jël jéem ko exploité au moins sax jéem a tenté chance une fois man gëm naa ne suñu borom dina ko teg loxo. waaye Youssou Ndour daan waaye naan xale yi Médine dañoo am jom neneen nu ko waxee ci way bi sax bu fàtte naa ko waaye daal am na si ay kàddu yu am solo yu mu si wax ak ñeneen ñu woy Médina mais daal doomu Médina dafa war a am jom waaw dafa war a am jom am ngor. bu ñu génnee ci phase boobu rek ñu ñëw ci phase politique ku nekk xam na ni élection yi ñëw na ba pare le 23 janvier la Ali ma leen laaj rek kan lañ war a fal fii ci Médina. waaw ki ñu war a fal fii ci Médina de grand frère mooy ki nga xam ne dafa bëgg Médina te it fonk boppam am personnalité am charisme et aussi xam ni muy jëflanteeg waa Médina ndax wax naa ko ba tey Médina dafay gox bu doy waar. xam nga ne Médina dafay gox bu doy waar mooy ni riir bi mën na bëri gars yi àndandoog yow nga defee ni yaa ci ne ñu dem ba ca cappaandaw ga gars yi dëbb la boo déggee ma ne la gars yi dëbb la ni ma koy faral di waxee saa su ne rek mooy maanaam la nga defoon maanaam riir ga la topp ñooñee di leen la fotel ñu won la ginnaaw kon looy jëflanteeg nit ñi rek na doon dëgg looy jëflanteeg nit ñi teg ko ci ngor ndax Médina mooy gox bi gën a doy waar ci gox yi ci langue politique ndax da ngay yaakaar ni xamuñu li xew fekk na ñoo la gën a yëg li xew boo waxee dëgg xam nañ bu dee da ngay kàcc xam nañ bu dee da ngay matt di ëf xam nañ Médina maanaam la kenn mënut a dëbb kenn mënu jaar seen kaw Médina ñooy xeetu doomu aadama yooyu. mais bu ma déggee sa wax est-ce que Médina yor ko yomb na wala yombul ak ban comportement la kooku war a am. waaw mooy personnalité xam nga nit boo nekkee njiit da nga war am personnalité. boo déggee ne personnalité mooy fula ak fayda am charisme maanaam da nga war a nekk ndey ji seex te dee jaaxaan naa yi boo déggee ma wax la loolu mooy dafa bëri yi fi jot a xew muy suñu maire actuel bi di Bamba Fall gaynde la loo ba ñomor nangul ko ni moo mën a daw c'est le meilleur maire que le Médina n'a jamais eu depuis Ahmed Diène ku ne jaar na fi. mais li mu fi jot a liggéey ci wàllum réalisation ci wàllum développement ci wàllum infrastructure réinitialiser Médina kon kooku gaynde la kooku di nga ko war a jaajëfal. kenn moomu ma lu ma wax dama koy wax te bu ma la waree wax dëgg aw ma ci demi mesure dama lay wax dëgg boo nekkee ndey njiit da nga war a nekk ndey ju seex mooy. jaaxaan naay maanaam yow buñ la doon dóor ay doj di la sànni buté lu ne ñu wax la ko yow da nga war a ne teg xam la nga war a def. mais lu leer laa lay expliquer dina neex a remplacer du neex a remplacer
waaye bés bu ñàkkee mairie bi lenn moo koy xañ mooy erreur de communication. Auparavant il communiquait très bien. Il fut adjoint de Birame Sassoum, 4e adjoint même. Au fur et à mesure yàlla dogal nem si yàlla si rabi yàlla taala anu jóge fi ñu koy ñaanal fa mu tëdd suuf oyof ci kawam yàlla dogal mu ñëw remplacer ko yàlla dogal ñu dem élection mu gagné mais ñu dem ba ci biir mu ci boole yoo xam ne da cee bokkul c'est-à-dire que maanaam bu population bi génnee ŋàññ la sax yow da nga war a génn maanaam wax ak ñoom ci xel maanaam même mu ne yow li nga def baaxul sax yow génn nga wane yow li nga def baax na. Ce qu'il doit faire c'est de montrer à la population médinoise wan leen ay réalisation wala ni que man kat mi ngeen fi teg falma naxuma leen je sais pas ce que tu me suis parce que moom nu mu mënti mel Médina la auparavant kenn xamu ko tey bu ko nit ñi xamee tey jii partout dans le monde c'est grâce à la Médina kon moom dafa war a fay nar bi xoromam mais pas di communiquer nii non loolu moom du cëram kon donc na góorgóorlu bu baax ci wàllum communication te it na préparer xam ne élection yaa ngi ñëw na fexe ba génneel gars yi bilan bu concret bu mu war a mën a waxtaan ak nit ñi jéem a génne ay réalisation yi nga xam ne moom la fi jot a def wan ni kat moom durant ces 8 ans ou ces 9 ans moom am na lu mu fi jot a liggéey il doit être organisé wan nit ñi kat moom def na fi dara loolu la ñuy xaar ci moom ak jéem a xool jeunes yi nga xam ne di ñoo mel ni man nekk fi di daan seen dool de gauche à droite ñu jéem leen xool nu ñu leen jéem a tegee loxo ba ñu war a mën a structuré wu nekk mooy professionnaliser seen liggéey. mooy jël yeneen mooy jeune essayé dégg loolu mën a nekk entrepreneuriat ñu jëm leen entreprendre mais lu leer laa lay expliquer. di Seydou ak Cheikh Ba maanaam jël Cheikh Ba teg ko à la première place mu diriger nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar fii ci Médina moo gën téeméeri junni yoon jamono ji jël Seydou placé ko di ko fi teg lu waral loolu mooy Cheikh Ba moo gën a il est beaucoup plus social am déet mi ngi jëflanteeg doomu aadama yi mi ngi jël jeunes yi di leen jàppale ci wàllu liggéey ñamul liggéey am na si ñoo xam mi ngi leen di utal liggéey parce que c'est de la politique ku ne da ngay jëm a xool ni nga xam ni noonu ngay liggéeyee sa boor ràcc mu jëmale sa kanam ngir mu dëll te defe naa ne booram jamono ji moo gën a dëll ndax bu dëllul woon duñ ko mën a jël teg ko ci kanamu Seydou. mais est-ce que dégg nga dernière sortie à l'actuel maire muy Bamba Fall. waaw nee na mun a nekk juge ba pare dem ngemb di ñëw bëree. waaw mais ça dépend de la situation comme nee na gars yi bu ñu ñëwee da leen di fët. waaw da leen di fete waaw comme kañ moom warul am demi mesure warul sax maanaam xeltu fu mu toll nii li nga may wax ni dafa mel ni comme moom dafay sax maanaam am xel ñaar ci Cheikh Ba wala da ko xaw a mayen wala dara te nag naa la xamal mbir xam nga Cheikh nee naa la léegi bu nekkee CDC du moom rek moo fa ne c'est une équipe donc quel que soit Alpha gis nañ fi ba taay ministre nekk maire donc loolu du problème loolu du maata am déet Aliou Guèye nekk na fi ministre de l'intérieur ba pare en même temps di organiser suñu élection présidentielle. maanaam nañ ko def ci jàmm ak salaam xam ne Médina ñu ñoo ko bokk benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar da ngay ñëw dugg ci kër fekk kii faral Cheikh Ba kii faral Bamba kii faral keneen am déet loolu mooy démocratie maanaam nañ ko def ci jàmm ak salaam te xam ni nag Médina kenn mënu koo yëngal lu leer nag laa lay wax. waaye defe naa ku am lu muy wax day ñëw taxaw ci pénc mi wax lu mu xam wax lu mu mën. waaye ay dóor ak ay saaga ay xasante yooyu ku amul xam-xam moo koy def waaye ku am xam-xam dëgg day ñëw de man j'aime la concurrence des idées moi j'aime la concurrence intellectuelle c'est pour cela que maanaam élection yi fi jot a jaar yëpp bii moo ma ci gën a neex bii gën ma ci neex maanaam Cheikh Ba dafa rampé dafa am fu mu jaar Bamba it fi mu toog tey maanaam ay caaxaan tegu ko fa dafa am fu mu jaar am déet est-ce que ay dégg ba yegg si tey ci cappaandaw ji waaye nag léegi roi des arènes Bamba buy wax maanaam cadre non munoo nekk juste et parti yooyu amul solo li am solo mooy na Cheikh ngeen wàcc ci géew bi. ndax Médina bu fekkee du ñoo bëgg maanaam nekk fii bokk ndey bokk baay ba pare bu élection jotee maanaam di dóoranteeg di xastanteeg di saaganteey ndey te ñu bokk ndey bokk baay man loolu mënu ma ko concevoir ndax politiciens yi
lu coow li bëri yàgg ñoom ñëppay toogaat te ànd di saafante te ku ci xewle muy bànneex naqar sa morom dina jug jëkkati ay tànkam baa mu yónnee délégation ñoo fekki moromam am déet ñoom ñëpp ñoo far mais bu fekkee cadre maanaam élection c'est de l'adversité c'est la raison pour laquelle man j'aime la concurrence intellectuelle j'aime la concurrence des idées man dama bëgg maanaam nit ki bu amee xam-xam da koy wane da koy jëfee mais toog fii di xastante di saagante di dóorante loolu xaaruñu ko ci Médinois yi man de xaw ma kan de kenn mënu maa jaxaseeg ak waa Médina ndax man kenn moomu ma sama café gii dërëmu kenn demu ci du Bamba du Cheikh Ba du kenn ci ñoom est-ce que dégg moo tax may waxee nii moo tax lu ma war a wax dama koy wax man je suis un ambassadeur je suis une icône ici à la Médina icône laa fii biir Médina kon donc bu ma toogee tey war a wax ak ñoom ñaar ñëpp ku ci ne dama leen di wax nañu wax ak seeni parti ñu dal am yar am teggin bu jour ba que le meilleur gagne nañu góorgóorlu ci génn ci wàllum délinquance yeeg wàllum violence yeeg yooyu amul solo alalu jàmbur ba ko fa la tudd alalu jàmbur ba ko fa pari foot amul solo waaw kon xaalis boobu kon lu ci baax waaw maa ngi leen di jaajëfal grand frère tey ñaan yàlla daal seen site bi dem ba doon télé bu mag loolu daal laa leen ñaanal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala. jërë ngeen jëf chers internet yi tey lii la leen indiloon kii di suñu invité muy Ali Faye développé na nag lu am solo wax ci politique bii di ñëw muy janvier da leen di bàyyi rek ngeen seetaan ko dugg biir Dak Médina ñi ngi leen di jaajëfal jërë ngeen jëf ba beneen yoon.